jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak kàddu yu tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall mu soxal nag ñu wàññi rek li ñuy fay ci autoroute péage bi ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo cay jaar di jàll ña ngay sàkku nag loolee ñu daal di koy jëfe nag waaye la gën a am solo tamit mooy ñu xoolaat wàllug leeraay bi ndax gis nañ ni autoroute bi tamit lëndëm na ba këris ba tax na nag daal bu ñu sañoon bu weesoo njëg gi dinañ wax it ci ay lamp foofee dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo. ñu ngi ci croisement Saly fii nag fekk nañ fi ay oto yu bëri yi nga xam ni Mbour la ñuy jógee di dem Dakar oto yooyu lu ci gën a bëri ci autoroute à péage bi la ñuy jaar chauffeur yi yàgg nañoo xam le ni njëg yi dafa cher. na wàññi moom da siy baax parce que ñun dañuy liggéey di yóbbu suñu kër kenn fay ñu amuñu dara suñu oto la ñu am te duñ toog dañuy liggéey nag nit kuy liggéey da ngay bëgg am dara pour yóbbu sa kër mais péage bi seer na seer boo xamante ne aller-retour 6000 francs ngay consommer ñun ñuy jaar si njëg 6000 boo fa jaaree ñaar yoon 12000 la 12000 tamit dañoo wax dëgg kër goo ko dépassé sax laa la wax ni kër ga lay neex. waa ji moom ñu ngi koy fekk ci wetu otoom Ablaye Diédhiou lay wuyoo ay client lay xaar moom li muy xaarandi mooy seeni waxtaan yi bu ñuy wàññi njëg yi ñu wàññi ko bu baax a baax. waaw war na mën def benn point nga fay foofu jàll dem sa yoon moo xam 1000 francs la moo xam 700 francs nga dem parce que tey boo xoolee tey ñoom nombre oto yi nga xam ne ñoom moom la ñu waxoon ne nombre oto lañ par exemple bu ñu nee par exemple 10 oto lañ war a am par jour mais ñoom ñi nga am 20 oto par jour donc liggéey bi dox na nañu wàññi tarif bi xam nga bu ko defee ñëpp mën di jaar du tey ñoom ñu génn ci. beneen chauffeur moom it péage bi lay jaar waaye ay at a ngi nii moori jaarul ci péage yu jas bi moom bu jab ñaajo bi la taamu ndax nag mbir yi dafa cher ba noppi kaaraange amu ci. parce que des fois da ngay daw ba guddi am ku la teg faar doo gis dara boo xefee sax ak oto yi paan ci kaw péage bi en plus tamit leen laa si remarqué boo paanee nan ngay fayee péage embouteillage moo tax ngay fay péage mënoo nekk si embouteillage mënoo fay péage laa bëgg a wax nekk si embouteillage. chauffeur yi nga xam ne nag jot nañu daje ak ñoom di xaarandi rek waxtaan yi nga xam ni njiitu réew mi nee na dañ koy sumb ngir wàññi njëgu péage bi li ni mel bu antoo rek dinañu joxewaat seeni xalaat. bu weesoo péage boobu tamit njiitu réew mi Macky Sall mi ngi doon wax it ci li ñu duppee ab plan spécial maanaam ab tëralin la daal bu jëm ci gën a taxaw ñi nga xamante ni ay way laago lañu ndax léeg-léeg ñuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar bi ci mujj rek am ab nataal boo xamante ni ñi ngi ko doon fësal kon ci xarala yi am ca benn kenn ku fare ci ASP doon sonal nag kenn ci way laago yi lu ni mel nag la ñu bëgg mu daal di daq waaye ci fàttali rek am na loi d'orientation buñ fi xaatimoon daal di koy def ci atum 2012 loolu nag ñu ne nëgë ni kenn jëfewu ko Papa Abdoulaye Der moo dikk ak ñun ci plan bi. ndax président Macky Sall xolam la topp bañ a topp xelam ci mbirum ASP bi def naka sudul noonu waaye laago bi ñëpp gis ci vidéo du ñu ne déet bu ñu gisee dogal gi mu jël créé waat plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes handicapées mu siiwal ko ci conseil des ministres ndax loi d'orientation sociale bi fi nekk ñu jagleel leen ko wax dëgg yàlla baax na. fi mu sooxee kañ mooy tëralin wi ak doxalin wi loi bu ñu voté ca ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2010 am juróom-ñaari charte ñu tënku ci juróom fukki ponk benn décret d'application rek muy bu carte d'égalité des chances la ñu signé gum ci atum 2012 mu des décret ak arrêté yu bëri naam carte égalité des chances baax na bari nay avantage waaye na fekk àq ak yelleef yi mu lay jox nga mën cee jot RBC ñu naan ko réadaptation à base communautaire di programme bu nekk ca direction générale action sociale bu ministère de la santé programme boobu dañ ko war a gën a dooleel gën ko dëgëral dooleel ci projets sociaux yi yëngu ci wàllu koom-koom waaye it ci jàngale way laago yi loolu yëpp buñ ko bàyyiwee ci loxo liggéeykat yi ka jàng muy travailleurs sociaux yi loi d'orientation sociale dina taxaw biñ doon yaakaar. ma ngoog ñu àddu rek ci ndaje mi nga xamante ne nag tey jii njiitu réew mi Macky Sall prié na ci waa société civile ñenn ñu fare ci politique bi ndaar ngir ñu waxtaanee ci lépp loo xamante ne soxal na lu war a soqi ko ci pétrole beeg gaz bi yorin bi nu ñuy fexee nag ba lépp gën a ñoŋ ñu gis ne nag loolee sax ñu ëpp ci ku jëkk politique gi sax ñu ne ñoo ci gën a am doole ñoom daal ñuy wuy ji ca boobeeb ndaje ndax jàpp nañ ni kenn prié wu leen ci ku ci mel ni FPDR nee na nag moom daal kenn woowu ko ci boobeem ndaje moom ak parti bi di visa ñoom nag nañu gisee rek mooy li gën a am solo daal waxuñu ko li tax nag wuy jiwuñu ci ndaje moomu ñoom wax nañu ko kenn woowu leen ci Ibou Diouf ak Khadim Cissé. pétrole ak gaz ñu naroon ko waxtaane ca Diamniadio
loole nag soxaloon nguuru Sénégal lool ngir waxtaan ci li nga xamante ne noonu ren la ñu war a saytoo lépp lu aju ci ñaari mbir yooyu liñ ci nemmeeku nag mooy ñenn ci waa kuje gi ñoom teewuñ fa woon. wax na ci rajo bi ne invité na nit ñi wala ay nitam boobu wax nañ ko waaye de jotuñu de ay carte yoo xamante ne mandargaal na invitation boobu te maa ngi leen di ñaar itam ngeen seet ba xam ñeneen ñi itam jot nañu. bi bu ñu jotoon invitation danañu ñëw mais comme jotuñu invitation jàpp nañ ne mënuñu caa dem noonu ndax tey jii bu ñu demoon nga ñëw àgg ba SICAD c'est du sérieux ñun organiser nañ fa sommet mondial de la paix mais ñun ñi sax man mi sama bopp damaa fàtte sama badge mais il a fallu vraiment faire des trucs pour ñu mën la admettre. bokk na ci li tax ñoom ñu ne mënuñ fa teew li ñuy duppee terme de référence amuñu ko ba tax na ñu fas yéene toog. ministère de l'intérieur mi yore répertoire association yeeg répertoire ñëpp waroon na mën a kenn ku ne mu yónnee la bataaxal yaa ngi déglu sur rawatina parti politique yi nga xam ne woo nañ leen. ki wuy si nag baax na ki wuy siwul tamit baax na. gaz ak pétrole di ñaari mbir yoo xam ne soxal na askanu Sénégal jamono ji buñ ci boolee nag li ci opposition bi bokkul ci waxtaan bi mën a doon tamit lu jaaxal askan bi. loolu affaire pétrole ak affaire gaz lu am solo ci réew mi la parce que dañ ko war a waxtaanee ay gis-gis am na ay njuumte am na donc yooyu yëpp war nañ ko mën a waxtaanee. ci ginnaaw woote woon na fi ndaje bu rëy bu gën a rëy nii boo xam ne ñëwoon problème mu réew mi yëpp la ñuy waxtaane fu mu mujj dara génnu fa bii itam dara du fi génn ndax jaarale wu ko fi mu ko war a jaarale. gaz wala pétrole bokk ci li nga xamante ne rek mën na suqali réew ba loolu tax na nag ba kilifa yi. sàkku woon ci ñenn ci askan wi ñu toog waxtaan mën a xool tamit ni nga xamante ne rek buñ ko defee ku ne mën a gis sa bopp ci lu aju ci pétrole boobee wala sax gaz bi. Ibou Diouf niñ ko waxee léegi nag muy ñenn ci kujje politique bi nga xamante ne rek ñoom wuy juwuñu nag ca boobépp woote njiital mouvement Sénégal bu bees di maître Mame Adama Gueye moom nag ma ngay naqarlu daal lu ni mel bu weesoo lool tamit ki nga xamante ne nekkoon na jëruñ ji dénk wàllu ko énergie ci jamonoy Abdou Diouf di Alassane Dialy Ndiaye ñoom it ànd nañu rek di naqarlu lu ni mel ñu ne nag yëfi daal waroon nañu rek kon dem wuy ji ndax booy xool li nga xamante ne moom la ñuy waxtaane nag njariñu askan wépp la ñu teewlu seeni kàddu ña nga woon foofee ca conférence ba. dama jàpp ne que lu mel ni pétrole beex gaz bi nga xam ne xéwal bu ñu yàlla indil la dafa bokk ci question yoo xam ne waruñu ci réeroo moo tax ma loolu laata président di convoquer sax concertation bi yàgg naa ne dañu war a am consensus sur le pétrole et le gaz moo tax président bu fekkee ne dafa woote concertation dama ci ànd loolu moo ma fi indi donc dama si yokk ne tamit lii dafa war doon rek jéego bu njëkk ci li nga xam ne dafa war nekk consensus te consensus boobu dafa war a génn salle bi law ci dëkk si réew mi yëpp parce que waruñu yem rek si waxtaan bi li ma yaakaar ne loo am politique li mu war a def mooy fu ñu ko woo dafa war wuyu même bu fekkee ne li ñu koy waxtaan daf koy naqari war na am courage yu supporter ko war na am courage tamit tontul l'essentiel daal mooy li muy wax ak li muy xalaat mu nekk ci intérêt réew mi quel que soit bord bi mu nekk opposition ba mu nekk gouvernement bi donc fu ñu la woo da nga war a ñëw waxta xalaat. ngook ñu des ci ndaje moomu nag wax ci loi d'orientation bi nga xamante ni jëm na kon ci yorinu lay génne ca pétrole beeg gaz bi ñu ne nag loi d'orientation boobee daal danañ ko daal di rek tëral laata kon njeexitalu weer atub 2018 bi ñu nekk ñu ne nag sax am na loo xamante ne daal daañu ci bàyyi xel bu baax rawatina ak gone yi di ñëw ndax bëgg nañ leen kon sédd rek ca loolee di jógee ci pétrole bi ak gaz bi Mame Birame Diouf la ñuy fekk ji foofee ca centre international conférence bu Abdou Diouf. ponk bi nga xam ne ni ñu ngi koy waxtaanee ci liggéey yi nag mu ngi aaju rek ci koppar ga nga xam ne ni dinañ koy jëlee fii te séddale war cee am askan wi kon gis ci boppam loolee doon leeral yi nga xam ne ni kii di kon Seydou Gueye doon ministre porte-parole du gouvernement andi na. tey nag ñu jublu woon ci seet naka la ñuy waxtaanee ba mën a am ay yoon ak ay pexe ba nga xam ne lépp liñ yaakaar tiire ko ci pétrole bi sénégalais yëpp nañ ko mën a bokk. naka la ñuy def ba buñ koy exploité sénégalais yi am wàll wi ci gën a rëy naka la ñuy def ba pétrole nekk fu ñuy teg suñu tànk pétrole ak gaz bien évidemment pour gën a baral suñuy jéego
ci émergence su Sénégal. directeur général agence nationale bu biosécurité moom nag am lu mu bëgg it ñu bàyyi xel bu baax muy alam bi ñu aar ko ndax loolee kat buñ ko deful ay jafe-jafe mën na cee tukkee. mais li ma si gën a neex mooy man si wàllu gi may yëngatu mooy affaire environnement am na ay liggéey yu am solo yu ñu si war a def ndaxte pétrole bi bu ñu ko commencé di xëcc mun na am ay fuite foofu li ñuy wax écosystème marin maanaam li nga xam ne dafa nekk si géej gi ak yooyu yëpp dañ ko war a sàmm ndax dañ ko fa fekkoon te war nañ ko continuer yore donc loolu lu am solo la. donc am na fonds boo xamante ne ni wala loo xamante ne si xaalis bi def nañ ko proposition donc te nangu nañ ko ñu war ko jëmleel alam gi ak sàmm li nekk si géej gi ndaxte li nga xamante ne war na ko def impact si loolu. am na nag ab loi d'orientation nga xam ni kon di nga ko xaar ci atum 2018 bi ngir séddale nga xam ni jëm na ci revenu yooyu ñu nar a jëlee ci pétrole bi ak gaz bi mbir yi nag dinañ ko amal ci transparence ni ko Mankeur Ndiaye jiite ITIE xamle. ressources yi ban part ñu jël dencal ko génération future yi ban part ñu jël def ko ci budget bi fonctionnement de l'État ban part ñu jël également def ci ay investissement tabax ci ay écoles tabax ci ay autoroutes tabax ci ay comment ça s'appelle ay hôpitaux. def si yeneen investissement yu am importance même investissement yu ngay def c'est pour les générations futures ñun nag suñu liggéey ITIE mooy fexe ba revenu yi nga xam ni entreprise yi yu exploiter pétrole wala gaz wala comment dirais-je minerai entreprise yooyu ci verser xaalis si nguur gi ñu vérifier que ni xaalis boobu effectivement verser nañ ko si keesu buur te agsi na sa keesu buur ak lan la si buur def donc loolu c'est extrêmement important moo tax ñu nekk fii ñun partie prenante du débat parce que notre rôle c'est de veiller sur la transparence. atum 2021-2022 ñuy xaar kon bari yu njëkk yi ci pétrole fii ci biir Sénégal ak it la nga xam ni ñu koy xaar ci gaz Sénégal kon nar a bokk ci réew yu néew ya nga xam ne ni ñu ngi liggéey lu ni mel loole nag doon loo xam ne ni am na solo ñu koy xaar lépp war a tegu ci lu leer. ñu koy jaajëf lu baax Mame Birame Diouf doon jokkook ñun ca Diamniadio jaajëfal la ci leeral yooyu ñu wax ci leneen muy toogaay ab ñaxtu bi nga xamante ni tey jàppoon nañu ko amal ci kanamu màkkaanu njëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng meek njàngale mi waaye mujj la sotti muy nag ay moniteur di ay sëriñu daara bàyyi ko ci ay gox fii ci Sénégal ñoom nag dañu ne cëpp rek takk der yàpp leen yóbbu ca commissariat bu Plateau am na ñeneen nag ñu ñëwoon di seen i mbokk di leen wallu si ci commissariat boobee di naqarlu Cheikh Diop. ay waxtu ñu daal di koy def ci yoon wi daal di jéggi ay kilomètres yu baree bari ñu daal di egsi fii ci Dakar ca njël ñiile taxaw temp ngir rek ñu dégg leen. lu mat juróom fukki moniteur yu daara ñoom ñooy laaj juróom-ñetti weer yoo xamante ni ameel nañ leen ko ci ay salaire 8 mois de salaire. mu mel ni taxawuñ fi lu yàgg li ñu jot a wax ci lañ yem ay simili dong way takk der yi daal di dal seen kaw force de l'ordre yi taxaw ne duñ leen may fi ñu nokkee ndax amuñu benn dogal bu leen di may ñu def bile sit-in ñi ëpp ci ñoom ñu daal di leen di yóbbu ca commissariat bu Plateau ñett ci ñoom daal di tardé naka noonu itam ñuy ñaawlu bu baax a baax jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko yenn ci seen ay naataangoo. waaw vraiment ñaaw naa ko parce que maanaam instant ñun tamit fii tamit boo xool tamit ay soutien de famille ñoo fi nekk ay ni père de famille parce que ñun instant bi ñu fi ñëw ñu pour saccager wala leneen. amical yu moniteur yu daara yu Sénégal nag ñoom ñooy sàkku rek ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund jamono yii. ñu wax ci grève professeur yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkee ca daara ji nga xamante ni nii moom mooy tàggat ci wàllub aar fii ci Sénégal muy bennub daara ñoom nag jàngalekat yooyu ñu ne ay weer a ngi nii daal ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu metti bokk na nag ci la ñuy dund daal muy loo xamante ne nag daal war nañ leen ci dimbali bu baax a baax ñu ne sax budget ba nga xamante ne moom la ñu jagleel daara jooju ñu xayma ko ci fukki million ak benn doyul bu ñu xool soxla ye bu ñu sañoon daal ñu dimbali ba budget ba ñu gën koo yëkkati ba ci nag téeméeri million dañ ci ànd ak Pafara Ñing. ab école nationale des arts bu ne tekk tekkaaral professeur artistique yi ak ministère bi ñu jokkool bokkatuñu li ñuy mbalax condition de travail yu métti loolu nag gàllankoor li du tàggatu étudiants yi. fa ñu jëlee dafa am liggéey bu ñu fa doon def liggéey boobu dañ koy def fii mais dafa am leneen lu ci dolleeku leneen loolu ci dolleeku nag moo tax. ñu ne dafa am loo xam ne état bi war na koo wàccoog ñun loolu moo indi ñuy laaj statut bu bees parce que dafa am yeneen liggéey yu ñuy def yu bokkut ak fañ jóge woon. li ñuy déplorer mooy dañuy xaar ay proposition mais li gënoon a gaaw
mooy mbir soo ko séqee ak ay nit nga invité leen sur la table ngeen di toog di waxtaan. li ci gën a doy waar bu moytul at bi dina dem ba ci niil. heure bii dafa waroon fekk xale yi di def seen examen partiel yi première année deuxième troisième année li ci topp ñi war a def seen soutenance yi moo ci war a ñëw heure bi waroon nañoo fekk mémoire yi ñu jot ko ba nekk di ko lire di xool nan la ñuy fexee nu ñuy évaluer kon ce qui veut dire que la situation est très critique. waaw liñ ci bañuñu ko ci dañuy banque suñu loxo te duñ def enseignement apprentissage. ngir nag dakkal boobule grève waaye ñaxtukat yi danoo teg ay conditions. aussi école bi yéen gis ngeen ko yéen seen bopp yéen ñëw fii ñu tuxal ko yóbbu ñu feneen ci yeneeni locaux parce que fii këru dëkkuwaay la fii. maanaam nekkul foo xamante ne école de formation fi la war a nekk. budget boo xam ne fukki millions ak benn la ci benn école boo xam ne Sénégal yëpp benn école boobu la. mën na dem par exemple ba ci 100 millions gàtt. diggu weeru avril ba léegi ñu nekk ci ay ñaxtu professeur artistique yi ne fësëne wuñu bàyyi seen xeex boobu bu dee saafara wuñu seen i bëgg-bëgg. ñu yegg ba Ourossogui ca diwaanu Matam la ne ak kër docteur ga fa ne ñoom syndicaliste yi nag ña nga doon ñaxtu daal di wax li nga xamante ni nii moom moo leen métti ca boobépp kër docteur ñu ne nag aji tawat ga daal bu ñu fa ñëwee lu ñu bëgg duñu ko am ndax jumtukaay matewul ba tax na nag bu ñu sañoon daan kilifa yi daal di gestu kon boobépp kër docteur bu weesoo loolu tamit koppar yi ñu ne kilifa yi yoral na ko kër docteur boobu daal toll na ci téeméeri million Ali Bandel Niang la ñu fekk ji diwaanu Matam. mooy bërëbu fajukaay bi ñu jàppee référence ci diwaanu Matam waaye l'hôpital bu Ourossogui bi kat bëri na ay jafe-jafe gannaaw sax subvention yi nga xam ne ñoo doon jóge ci gox-goxaan yi ñëwatuñu waaye bërëbu fajukaay bi mu ngay daw ci gannaaw ay bor yu ko nguur gi yoreel ba waxtu wi xayma nañ ko ci lu xaw a ëpp téeméeri million ci suñuy koppar yéemu ci itam ndaxte pédiatre bi nga xam ne réaffecté nañ ko depuis 2015 ba léegi kenn remplacé wu ko. yàgg nañ di ko ñaawlu pédiatre bi fi nekkoon affecté nañ ko il n'est pas remplacé te boo xoolee fii bërëbu fajukaay yi nekk dans la périphérie particulièrement à l'hôpital de Ourossogui presque 70% personnel hôpital moo leen jël en charge di leen fay loolu nag suñ ci boolee nguur gi di yoral hôpital yi xaalis te du leen fay wa loolu ay jafe-jafe yu mag lay andi fi mu gënee metti sax mooy aussi ci personnel infirmier bi daanaka amul li nga fiy nekk li ci ëpp mën naa ne plus de 80% sax c'est payé par l'hôpital ñooñu sax hôpital dafa am ak ñoom problème parce que mënul régulariser seen cas. di ay jafe-jafe naam waaye ay jéego yu am solo jot nañ ko nemmeeku ci at yi ci gannaaw jaarale ko nag ci ubbite fi yenn service yu bees yi ci bërëbu fajukaay bi. indi nañ fi cardiologue buy faj affaire xol yi ndax problème la woon fii indi médecin radiologue buy toppatoo affaire imagerie médicale yi interpréter rajo yi ñu ne déet waaye ñu ne médecin boo xam ne ORL lay faj ay affaire put yeeg baat yi métti yooyu yëpp ba pare ubbi fi clinique diabète pédiatre moo manqué mais am nañ 2 gynécologues un deuxième gynécologue loolu aussi acquisition la problème bi ñu am tuuti rek mooy problème affaire couverture maladie universelle remboursement yi gratuité yi foofu moo xaw a tardé tuuti. bu fekkente ni centre hospitalier régional bu Ourossogui mu ngi amee ay jafe-jafe ci wàllum fonctionnement am dafa fekk ni ci téeméeri liggéeykat yoo jël juróom-ñaar fukk yi l'hôpital bi moo koy fayal boppam te nag yenn infirmier yi ak médecin spécialiste yi nangu nekk ci Ourossogui li ñuy exiger du dara lu dul traitement salarial bu bakkane ak ay conditions de prise en charge yu jaar yoon. ñu wax ci mbootaay gi ëmb way laago yi ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñi ngi fare rek ci kër gi nga xamante ne nag moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci action sociale ñoom nag weccoon nañu xalaat daal ci loi d'orientation di ab charte boo xamante ne nag jagleeloon nañu ko way laago yi te ñu tëraloon ko ci atum 2012 ñu ne nag charte boobee booy xool tur wee fi ne waaye nag jëfe gi furaas ay sutupay ñu wote nag ab loi d'orientation sociale ngir way laago yi ci atum 2010 li ko tax a jóg gëddal leen yéex leen juróom-ñetti at ci ginnaaw ba tey mbir mi di woy waaye nag lan la ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne moom la mbir mi fësal. Bien des années avant en tout cas 2010 que loi d'orientation sociale bi ñu di ko voté donc amul woon benn texte de loi wala règlement boo xam ne day consacrer benn droit bu mu mën a doon pour wéy laago alors donc le fait que ñu am cadre juridique boobu muy consacrer ay droits ci personnes handicapées yi déjà maanaam kii la ak i mënul gën a rëy loolu. décret d'application mën na président Macky war ñoo dimbale mu jàppale ñu parce que ñu handicapés yi malgré que Wade def na Macky dikk na def na mais des na parce que ñu ngi rencontre ay difficultés. bëri ay gàllankoor lu jëm ci wàllum carte d'égalité des chances li ñu si doon séntu gisaguñu ko. bu fekkee xool nañ ci ginnaaw
tey établissement de santé yi du ñu dugg ci loo xam ne li au préalable defuñu benn convention entre la direction des établissements publics de santé ak gouvernement bi. Heureusement que dañu nekk dans un contexte de CMU couverture maladie universelle donc loolu moom moo tax handicapés yi mën a bénéficier wu ci loolu bu dul woon loolu le service santé dara. xëy na defande carte égale des chances d'accord baax na ak CMU bi dugg nañ ci mais yooyu itam dafa des nañuy jàppale ci autorité na nga xam ne ñoo nekk ci suuf pour ñuy accepter carte yooyu ña xam ne ki handicapé dafa war a faju te warta mën a fay warta mën a jënd ordonnance war nañ koo mën a assister ci ay mobile comme personne à mobilité réduite la war naa am ay kaan war naa am ay fauteuil roulant. ci wàllum liggéey itam ñu beddi leen. il faudrait que les chefs d'entreprise ñoom itam ñu mën a jàppale état bi parce que li wérte woon mooy état mënul employer ñëpp ça moom il est évident il faut que ñu xam ko alors léegi moo tax aussi am na yeneen disposition yoo xam ne loi d'orientation sociale bi mi ngi koy wax muy le fonds d'appui aux personnes handicapées xalaat bi moom mooy que le fonds d'appui là mën a jàppale nit ñi pour l'auto-emploi. parce que bu ñu ngi jël tamit ay handicapés d'accord xëy na dafa mel ni Dakar la wala yenn mais ñun ci régions yi day bëgg nañ ci régions yi ñun ñi gën cee fës ñi gën ñi cee mën a jàppale parce que man am naa ña nga xam ne man ba léegi kenn jëlul ma leen te ba léegi kenn woo ma ne Adama li nga am peut-être dugal naa dossier mais da ngay dugal dossier muy traîner lenteur yooyu muy am ci au niveau de l'administration tam nañu ci jàppale. mbir yi yéex loolu ci wàllum administration waaye laago yi di woo nguur gi ngir mu gën a taxaw ci seen ay mbir naam njiitu réew mi joxe na ay tegtal lu leer ci bu yàggul loolu. dina nekk occasion wu xëj na ñu xoolaat ko mën ko kii mais loolu yëpp bu fekkee comme li nga wax ni nit ñi dañuy wax di sànni rek amul solo dañuy wax ak une intention réelle boo xamee ne bi dañu bëgg a soppi mbir yi. nañu yóbbu ci kaw maanaam ñun nañu demee benn secrétaire aux handicapés secrétaire d'État aux handicapés kooku yaakaar naa ñun bu ñu ko amee rek suñu soxla yëpp dina saafarawu waaw mu mën a bokk ci situation yi di participer ci conseil des ministres yi décisions yi fa ñuy jëlee ñun ñu fay jëlee. ñu tàbbi ci tàggat yaram doore ko rek ak sunu gaynde yi ci wàllug football ñoom nag yegg nañu ca Russie rawatina nag ca fa ñu dal muy Kaluga dëkk ba nga xamante ne nag fa la ñu dal foofee ca Russie sunu gaynde nag fas yéene rek kon continuer maanaam wéyal tàggatu bi nga xamante ni ñi ngi ko doon def lépp rek ngir waajal mondial boobee rawatina nag seen jongante bu njëkk nga xamante ni jàpp nañu ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu war ko sekk ak Pologne ñu des ba tey ci coupe du monde bi ak li nga xamante ni moom mooy groupe G bi ni ñu koy baaxoo di def nag saa su ne groupe G bi nag bokk na ci Angleterre Belgique mu mel ni nag ñaari équipe yooyu ku ci ne nag bëgg nga rek jël raw gàddu gi waaye Tunisie ak Panama ndax dinañ bàyyi rek yi fi yombee noonu leerali Cheikh Sadibou Diarra Habib Faye. groupe G bi ñaari outsider lañ ci nemmeeku ci coupe du monde atum 2018 gi ca bopp ga mu nekk Belgique moom mooy ñoo ngi koy xaar ca Russie bi la yoon doon fukk ak ñetteeli participation ci li ñeel coupe du monde waaye quart de finale moom la yem ca atum 2014 bi la génération nga xam ne ña ca gën di fës bokk na ci Kevin De Bruyne ak kii di Eden Hazard ñoom ñooñee seeni mbébét moo di bokk ci ñeenti équipe ya nga xam ne daañu mujjee ci compétition bi la seen doole mooy seen attaque. Angleterre nag moom jamono ji dafay fipp ci mondial gi ndax ca Brésil na mu fa tëddee woon ci qualification yi ñoom amuñu benn nërmelu boo seetee équipe bi doon nañu ay ndaw yoo xamante nit xam nañ la ñu bëgg bi la yoon doon fukk ak juróomeel bi ñuy bokk ci lii di coupe du monde. Harry Kane doon naka ci gande xarañ te it dugalkat la moom moomay sax mooy posonu équipe boobee nga xam ne sax jël nañ coupe du monde ca atum 1966. Tunisie ci seen wàll ñoom ñi di kar ci biir compétition bi gannaaw ba ñu toogee fukki at ak ñaar tunisiens yi ci wàllum tactique doon nañ ñoo xam ne neexuñu benn yoon manœuvrer atum ren gi seeni mbébét bokk na ci jël lii di coupe du monde gannaaw ba ñu toogee ñeent fukki at te boo seetee ci seen juróomeeli participation yi ñoom ñi bëgg nañ jàll tamit premier tour yi. Panama doon équipe boo xamante nit kenn xaareewu ko ndax bile yoon mooy bu njëkk mu bokk ci coupe du monde bile sélection nga xamante nit amul sax lenn la mu ciy ñàkk.
ma ngoog coupe du monde boobee bu ñu ca desee tamit daanu yër rek taxawaayu envoyé spéciaux maanaam ndaw yi nga xamante ne nag ñoom la GFM daal di yebal ca Russie nan la ñu fas yéene taxawee ci jongante yu mag yooyu ñu ne nag daañu ci def seen kéemtalaay kattan ku ci nag sawaar da nga ko bay ba nga xamante ni askan wi fu waay mën a ne doo umpale coupe du monde bi ca Russie dañu cay fekk ji Cheikh Tidiane Diaw Hamza Diallo. Reporter groupe Futur Média yi yegg ci ca Russie bi di seen coupe du monde bu njëkk bu ñuy couvrir équipe nationale bu Sénégal muy sas bu rëy. challenge la képp koo xamante ne da nga bëgg football wala ngay liggéey ci lépp luy sport da ngay bëgg un jour l'autre ñëw teewee coupe du monde nga nekk ci acteur ñun tey ñu am chance ñëw fii en tant que ay journaliste maanaam ngir nettali li nga xamante ne lépp moo fi xew c'est vrai que match yi dañ ko gis ci télé bi mais à côté de match bi autour de l'équipe nationale am na dund boo xamante ne dina am. mais bon bu fekkee yàgg nañ couvrir ay événement naam toll ñu ni bii du doon problème daal dinañ jéem a góorgóorlu rek ba lu ñuy xaar si ñun en tout cas sénégalais yi di seetaan TFM ñii di déglu RFM ñii di lire l'Observateur en tout cas am lu nu dund daal compétition bi ni mu waree mu mel ni dañ fee nekk te nekkuñu fi donc ñun ñoo leen fi nekkal leen fi seen i gët nekkal leen fi seen i nopp nekkal leen fi vraiment lépp. ku ne xam nañ coupe du monde ku nekk da nga koy ñaan couvrir en tant que journaliste mënoo kenn ñaanul yàlla dem ba jeexal sa carrière te doo ko couvrir donc fierté la. GFM yónni lu toll ci juróom-ñeenti envoyés spéciaux muy représenter investissement bu takku. pas évident parce que ñoo ci compétition bu mel ni ça demande des moyens. te franchement bu ñu la joxee ay moyens jox la mettre dans bonne condition pour nga ñëw fi c'est pour que nga apporter ay résultats yu mag la waaw yi ñuy xaar si yow quoi waaw jot nañ couvrir ay compétitions yu bëri nag mais comme coupe du monde mosuñu couvrir te coupe du monde bokkul ak CAN ñun jot nañ couvrir ay CAN mais coupe du monde c'est une compétition à part. reporter yi gis ni dañoo war a jàppalante ci liggéey bi ngir askan bi leen di déglu di seetaan wala di leen liir gis li ñuy xaar ci ñoom. journalistes yi tamit di yaakaar résultat yu mucc ayib ci gaynde yu Sénégal yi ngir gën a doxal liggéey bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Tidiane Diaw foofee ca Russie ñu dellusiwaat fii nag wax ci plainte bi nga xamante ne nag RTS plainte woon na ko groupe Futur Média muy nag yoon daal nga xamante ne yóbbu woon na ko ca gannaaw jongante yi nga xamante ne jëm na ci coupe du monde bi ak ni ñu ko doon gisee ci xibaar yi weesu RTS nag doon wax ni moom képp moo am kon sañ-sañu daal di koy fësal te bu ñu sukkandikoo nag ci ay këyit yu leer groupe Futur Média yi tamit lëkkaloo ci ak chaîne bi ñu duppee Kwese Free Sport L'Obs TV ñoom nag ñoo fas yéene ñoom it daal di wane rek li nga xamante ni yooyu ñoom ñooy jongante yooyu direction bi nag lii di investigation may jéggalu sax division des investigations criminelles woolu na ko ni ki ëllëg ci àllarba ji di ab convocation groupe Futur Média nag nee na dana wuy ji ca boobepp convocation ni ko yoon santaane waaye tamit ni ko ay sañ-sañam maye mi ngi yëgal askanu Sénégal ne lu soxal nag jongante yi nga xamante ni jëm na ci coupe du monde bi fanweeri jongante yi ak ñaar daañu ko wane ba mu leer ndax sañ-sañ la ca am mu lëkkaloo ci ak Kwese Free Sport ak L'Obs TV mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ñi ci jàpp ba mu sotti 20h Fatimata Ba dina fi teew ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf